jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina ñi nga xam si ne ñooy topp suñu émission bii di la voix du peuple la voix du peuple nag tey ñu bokk ak ñaari ndaanaan ci biir ndaanaan yi nekk ak Youssouf Sadio le grand journaliste de Rafah TV ak Serigne Mohamed Mbacké Ndiaye nekk adjoint président Sonko président Pastef sëñ Mbacké ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw asalaamaaleykum sëñ Séni ñoo ngi lay nuyu ak sëñ Youssouf Sadio. ñoo ngi kontaan bu baax ci invitation bi ci émission bi di la voix du peuple nga xam ne mooy kàddu askan wi nekk lu am solo di taxawal ci askan wi ginnaaw bi ma nuyoo téléspectateurs yi ak sëñ Cheikh Thiorom yi suñ coordonnateur ak Babacar Sarr mi nga xam ne maay adjoint man maay adjoint président pôle communication bu Touba waaw ñoo ngi leen di nuyu bu baax. tey nag ñu ngi fas yéene waxtaan ci yenn ci ay thèmes mais thème bi ci jiitu mi ngi nekk actualité politique renouvellement des accords de paix par le président de la République ban gis-gis ngeen ci am en tant que doomu réew mi mais également en tant que politicien membre Pastef. waaw ñun bu ñuy wax en tant que Pastef dañuy wax en tant que ñoo xam ne nii dañuy taxawal réew mi mën nañoo bañ a yemale affaire bi ci accord de pêche kese. dafa am lu ñu naan les 3 piliers de l'économie mi ngi mel ne seen trépied yi ngeen yor bu ci benn nërmeeloo rek caméra bi ñuy filmer day nërmeelu kon loolu dañuy wax ne am na les 3 piliers de l'économie bu ci mel ne élevage pêche ak agriculture yooyu yëpp ñoo am problème léegi ci biir loolu boo xoolee mbay mi dafa am ñu ciy jariñu xam ne ñoom kese ñoo ciy jariñu en même temps tubaab yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw jox nañ leen suuf si ñu koy jariñoo bàyyi baykat yi en rade bi mu noppee ñu ñëw ci nu mu tuddati napp gi tamit dafa am ay problème ñu ngi jaay licence de pêche yi suñu pêche artisanale bi ñu yor maanaam jox fulaaluñ ko ñoo xam ne nii seen bateau yi mënta dem lu sori wala seen gaal yi mënta dem lu sori au fond profond au fond de la mer mënuñu faa def yenn kii ba ci yenn jën yi thon yeeg yooyu duñ ko mën a napp ci loolu état bi jël suñu licence de pêche yi jox ko chinois yi ak kii nga xam ne pêche industrielle nañuy def nga xam ne bu ñu ñëwee dañuy rafler li nekk ci géej gi yëpp bàyyi en rade suñu pêche artisanale bi kon loolu dafa mérité ñu taxaw xoolaat licence yi nañ lañ koy joxee ak ñan ñooy liggéey ci bateau yi ak parce que tamit da ngay gis sénégalais yoo xam ne nii ñoom ay complice lañ benn tubaab day jógee fële ñëw fay leen xaalis ne la boo nappee nangam ci géej gi mais sa tur nañu miite ci gaal gi. tur sénégalais bi waaw tur sénégalais bi nañu miite ci gaal gi yooyu loolu mooy indi problème ba tax na tey jën yu bëri ñun sénégalais yi mënatuñ cee jot. nga xam ne dañuy buñ nappee thon wala jën yu baax yooyu dañ koy exporter jaay ko bitim réew. boo defee état bi danaan pêche bi dogal na nangam ci économie bi est-ce que loolu économie réelle la wala économie boo xam ne ni bu fictif la ñun li ñu war a basé wu mooy économie réelle nañu war a fexe ba mu am ci réew mi ba waa réew mi ak ndaw ñi di ci gis seen bopp loolu def naa ne lu mat a bàyyi xel la càmm gi tamit am na lu ñu ciy wax mooy vol de bétail dangay gis nit ku sàmm sonn ci bay bëgg a dee xëy benn bis ñu sàcc ci ay juróom te loolu président am na benn loi bu mu fi voté woon def ko genre crime délit la mais loolu tamit du am suivi koo xam suñu réew yi ak ni mu demee nga xam ne du am suivi kon loolu day mérité loolu buñ ko résumé nag mooy indi immigration clandestine am ñi ngi tudd napp gi maanaam jafe-jafe yi am ci napp geeg yooyu mais ñetti secteurs yooyu fii ak résoudre luñ ko du réew mi du mën a jaar yoon. yow daal comment dirais-je si Mbacké avant grand promo la waaye accord de pêche bi ngay wax ni état nu muy joxe licence yi moom yow moo apprécié ko daal. non duñ ko mën a apprécier dans la mesure où dafa am lu ñu war a développer avant ñuy joxe suñu licence de pêche mooy bateau yi mënuñoo pêche artisanale bi gaal yi mënuñoo dem ci biir géej ga li mu gën a sori di napp jën yooyu mais da nga war a promouvoir say nappkat. comme que ñi ngi def benn effort rek nga promouvoir leen accompagner leen bañ mën a am ci bateau yu mag yooyu di man di jéggaan yi dem fa mu gën a sore ñu nappee fa boo noppee nga taxawal leen ay industrie yoo xam ne nii mooy waral ñu mën a transformer jën yeen jëlee foofu bu dee thon yeeg ak yi ñuy lekk yëpp yu ci bëri day am jën ñu fexe ba conditionné ko
buñ ko conditionné dugal ko ci réew mi loolu day wane na am na secteur boo xam ne nii mi ngi ci réew mi ñaari secteurs yi war a jiitu muy ab tegle la am na secteur primaire secteur secondaire ak secteur tertiaire mais bu ñu jëlee suñu économie tertialisé ko avant ñuy def secteur primaire mooy mbay ak sàmm ak napp suñ noppee ci loolu dañ ko war a industrialiser maanaam transformer ko ba niñ bëgg buñ noppee léegi fexe ba am ay exportateurs yoo xam ne ni ñooy génnee produits yooyu di ci jóge ñu yóbbu leen bitim réew buñ demee jaay ko indi fii xaalis bi ndawi Sénégal yi di ci jariñu secteur yëpp développé mais nag boo amee benn président boo xam ne nii peut-être day jàpp ne lépp ci ay tabax yi immeuble ay tabax yi kii ay tali mooy doxal réew mi loolu tamit bu baax mais yooyu dañ ko war ba tax na ñi ko amut ci réew mi sax ñi ko amut tubaab bi boo xoolee ñoom dañoo muus li ñu am dañ koy garder li ñu amul nag dañuy dem jéggaane ko loolu moo leen indi ci géeju Sénégal gi indi leen ci suufu Sénégal gi. alors au-delà des accords de pêche yi nga xam si ne njiitu réew mi ngi leen koy accordeel ñoom dañuy dugg ci biir géej par exemple mën nga dikk njiitu réew bi ne la dañ lay seel contrat yow ton kese nga am droit nga pêché ko nga moom kese nga am droit nga jàpp ko ci biir géej gi mais du am surveillant boo demee ci biir géej gi ton nga signé contrat ton nga def nga dem ci biir nga dem nga xeet jën bu la neex ngay pêché est-ce que loolu tamit nekkut point de faible wala nekkut faay ci ki nga xam si ne mooy njiitu réew bi. loolu dëgg la parce que boo gisee daanaka am nañ armée de terre am armée de l'air boo gisee marine nationale dañoo amut benn capacité wala benn doole boo xam ne nii moo leen di permettre ñu mën a maanaam surveiller suñu géej comme ni ñu ko war a surveiller. mais c'est le droit le plus absolu. moom loolu moo war a nekk seen mission. waaw kay loolu moo war a nekk seen mission mais boo gisee faute de moyens moo leen di dal comme ni mu dalee suñu hôpitaux yi dal sapeur pompier bu ñu war a intervenir fenn loolu ñuy manqué noonu moom manqué suñu marine nationale bi léegi nag loolu réew ñett ñoo ko séq muy mbirum suuf mbirum géej ak mbirum jaww ji yooyu yëpp dañ ko war a sécuriser loolu mooy wane ni ñun dañoo am yenn frontières yoo xam ne ni tey Sénégal yàlla fi def jàmm rek mais bu benn attaque amoon day yomb ñu atteindre ñu facilement ba tax na marine nationale dañ leen a war a dooleel ñoom tamit bu ko defee ñu mën a saytu loolu lépp boo gisee ñiy dem ci géej gi fi mu toll nii kenn mën leen a saytu ca boo gisee côte bi ñu am ñun large bi 700 kilomètres la loolu peut-être ne bu ñu recruter woon parce que état bi tamit day ragal ne su jëlee ay yenn jeunes recruter leen dugal leen biir marine nationale peut-être moom li muy xalaat mooy poche am te loolu war a dem ci poche yi mi ngi fi nekk na fi mais fan nañ koy dugal waaw loolu tamit moo jar a bàyyi xel loolu def na waaw. ñooñu nga xam si ne ñoom leen defal accord de pêche yi dañuy dugg si biir géej gi par exemple ñu ne la boo duggee ci biir géej bi am na wala jën bu ndaw bi kenn war ko napp mais ñoom bu ñu duggee avec la pêche artisanale duñ duggee ci biir lépp lañuy jël moo xam jën boo xam ne soxla nañ ko wala buñ soxla wut jën bu nekk ci géej gi dañ koy jël bu ñu génnee ba ci biir dañuy def ce qu'on appelle le triage ñu xool bi nga xam jën bi nga xam si moom lañ soxla ñu yóbbu ko bi nga xam si soxla wuñ ko mu bàyyi ko mu dee bu may jox exemple dama koy jox par exemple fii askan wi la population par exemple bu fekkoon ne nit ñi dañuy am njaboot mais bu ñu amee njaboot pare ray ko dañu am problème jeunesse te ñi dugg ci biir géej gi loolu la ñuy def dañuy dugg ñu napp jën bu mag bi ak jën bu ndaw bu ñu génnee ñu sànni benn bi loolu aussi nekkul défaut ci biir. non loolu défaut la ndax boo gisee ñoom bi ñuy coow li tàmbalee bari Alioune Ndoye génn na ministre de la pêche ak ñeneen génn nañ daan ne dafa am jën yoo xam ne nii dañ leen woowee jën yoo xam ne nii dañuy migrer. dañuy daw dëkkuñu fi dafa am benn temps bu ñu génn bu favorable ñoom ak seen dund ñu dugg ci biir Sénégal bu ñu demee ba benn moment tamit dañuy daw génn Sénégal dugg fu mel ne Guinée yii ci biir loolu ñoom sax dañoo réglementé affaire yi mais jën yooyu bu ñu fa duggee Sénégal am na droit wala buy signé accord de pêche nangami tonne lay mën a jël ci jën yooyu est-ce que loolu tamit ñu ngi koy respecté parce que bu yàggul gis nañ benn bateau boo xam ne nii maa ngi koy gis image yi dafa chargé ba fees dell xam ne mbaal yi mu yor moom la mujj def ci ginnaaw jën yi nekk ci maanaam surcharge laa ko mën a tuddee. kon loolu mooy tonnage bi ñu leen jox ñoom respecté wuñ ko. ba noppi suñu yaaboo yeeg yooyu bu ñu ko jëlee ñoom soxla wuñ ko dañuy def li ñu naan triage te loolu tamit jaaduwul loolu day ñëw ba léegi ne état bi fullaalul secteur yooyu. fullaalu leen parce que bu leen fullaaloon dana bàyyi
marine nationale jox ko ay moyens yoo xam ne nii mooy tax mu def loolu man loolu laa jàpp ne fii ak réglé wuñ ko xam nga problème da nga koy réglé ca source ba fii ak réglé wuñ ko ca source ba buñ ko réglé xool réew mi li muy soxla ci jën ñu bàyyi suñ pêche artisanale bi ni leen fii yéen a ko moom fee kii yee ko moom mais buñ dajee ci même zone rek maanaam ñi yor gaal yi duñ ci mën a jariñu ca ñooñu buñ jariñu wut ñi ci réew mi duñ jariñu ca loolu problème lay doon ndax gis nañ li am ci marché bi ñun ñëpp kenn daanaka lekkatu ci jën ay ginaar yi ñuy élevage yi ñuy yar ñu ci bëri moom nañu lekk yàpp cher na lépp cher na askan bi ñu ngi yëg lu metti ci seen biir. effectivement jàngoro da ngay xam fa mu méttee nga mën koo faje ca fa mu cosaanoo Youssouf Sadio ndax am nga ay mots à dire par rapport ak la question des accords de pêche là. donc question boobu comme sëñ Mbacké Dia ni mu ko développé noonu la parce que dans un état d'abord il faut que nga commencer dans le secteur comme lu xam ne secteur primaire dafa am solo dans un état qui est en voie de développement secteur primaire na door a def secteur secondaire ak secteur tertiaire bu fekkente ni ñun notre état day focaliser ci secteur tertiaire bi donc y a problème donc on doit tout faire pour privilégier le secteur primaire donc accord de pêche tamit comme li mu wax noonu licence bu ñu dispatching des licences là. moom maa ngi wax nag ci wàllu wolof bi. dispatching des kii daal des licences là dafa kii daal dafa c'est trop daal bu ñuy joxe licence bi dafa yomb bu ñuy joxe surtout les puissants la ñu leen joxe licence bi dafa yomb donc bu ñuy continuer di jox ñooñu ay puissance licence yooyu noonu est-ce que maintenant les jeunes qui sont là jeunes yi nga xamante ne chaque fois ñun seen activité bi yëpp géej bi la mooy pêche artisanale bi nag est-ce que ñoom tamit dinañ am possibilité indi jën yu baax pour que population tamit mën a en servir pour que ñoom tamit ñu mën a dund seen population boobu donc c'est des choses à revoir daal bu ñu ko revoir ñu jéem a xool ñu jox benn comment dirais-je benn doole ci côté secteur pêche secteur de pêche boobu noonu encore la marine aussi mu am benn surveillance bi nga xamante ne chaque fois day surveiller parce que bu amulee surveillance tamit ça ne sert à rien donc comme li mu wax noonu ñu dooleel la marine nationale pour surveillance ku ñëw côte bi nga xamante ni on t'a pas permis de venir daal waxuñu pour nga ñëw foofu boo ñëwee foofu ñu ne non fii du sa côte demal ni et cetera peut-être ba loolu bu amee bu ñu ko régulariser peut-être dina am changement yu bëri côté boobu incha allah. secteur de pêche bi ak ñu ngi ciy wax ci question mbënn mi mbëkk mi ñu ngi wax ci mbëkk mi xale yi ñu ngi jël gaal yi jafe-jafe yooyu bu ñu waxul ne maanaam accord de pêche yi moo ne cause principale bi ma dañoo wax ne am na ci la mainmise am na ci loxo. waaw lan la. waaw loolu dëgg la. mais xam nga buñ ne mbay mi kase ca Sénégal boo gisee buñ ne càmm gi kase ca Sénégal boo gisee en majeure partie ci population bi fi ñu nekk amul géej muy ci centre bi ak ci yeneen zones yi ci des. mais napp gi tamit mën nañ ne ci maanaam partie prenante la ci biir facteurs yi. te loolu dañ ko war a saafara maanaam booy xool Afrique muy Sénégal plus particulièrement Sénégal. ak ay Guinée Afrique de l'Ouest dafa regorger am ay ressources yoo xam ne nii ressources naturelles ñun loolu rekk ñu wër boo demee ci suuf si am na or am na pétrole am na diamant nga dem ci géej gi zircon waaw am na phosphate nga xam ne moom lañuy defee engrais bi ba léegi nii mënuñoo am engrais parce que dañuy jël suñu matière première bi dem jaayi ko tubaab bi nga dem ci géej gi dañuy jël thon yi ñuy lekk ak sardines yi dañ koy jëndiwaat ci tubaab yi pourtant am nañ ko suñu géej gi yooyu yëpp dañ cee war di bàyyi xel ci loolu ni ñu ciy bàyyee xel mooy ñu fexe ba consommer local ñu koy def fexe ba nit ki gëm réewam gëm réewam mooy muy xalaatee Sénégal di doxee Sénégal di def lépp boo demee am na réew yoo xam ne nii fi mu toll nii ñoom politique boobu dañ ko réussir totalement nga xam ne looy lekk ci biir réew mi lay jógee ñoom ñoo koy transformé jaay la ko parce que loolu moo gën a wóor xamoo yi ñuy jaay bitim réew di la ko jaay xamoo nu mu demee parce que ñoom en général yu baax yi dañ koy téye comme ni vaccin yi yëpp di demee yi ci des ñu andil la ko kon loolu day baax feex ba nit ki nekk patriote weesuwut ci la jiite nekk njiitum réew mi gën a gëm réew mi njëkk a gëm réew mi ay ministre am njëkk a gëm réew mi bu ñu fajoo bu ñu feebaree fajoo fi bu ñuy jàng ñoom doomu ministre bi ak doomu président bi ak doomu paysan bi ñoom ñooy bokk même classe même école loolu bu ñu ko defoon réew ndaw ñi danañ gëm réew mi ba toog fi
man loolu laa jàpp ne il faut ñu lijjanti foofu léegi bu ko defee li ci des lépp day yomb. donc yaakaar naa ñu ngi ci au terme de jeexal ci actualité politique donc dañuy dugg ci deuxième vague Covid 19 taxawaay bi nga xam si ne moom la ci état bi am ci jamono ji ban jàngat ngeen ci am. waaw xam nga fi mu toll nii réew mi dafa controverse ba nga xam ne doo mën a xam exactement fan la problème bi nekk parce que boo gisee spécialistes yi lu ci mel ne directeur nu mu tudd suma assistance. waaw monsieur Ba dafa génn docteur Ba dafa génn ne deuxième vague bi loolu ay deal moo nekk ci biir ay lobby lañ parce que pourquoi ça nee na dañoo bëgg a jaay seeni vaccin yi gars yi dogal nañ ci xaalis ay Bill Gates Union européenne France yooyu yëpp dogal nañ ci seen xaalis mais il faut ñu jaay ko xam nga ñoom dañuy def investissement rentabilité bi faaw mu ñëw ak nu mat di dikkee quelles que soient les circonstances faaw ñu am rentabilité bénéfice bu ñuy dogal seeni poche moo xam day jar ñu yóbbu bakkani nit moo xam dañ koy téye loolu nag bu amee ñun Sénégalais yi muy citoyens yi nekk ci dëkk bi duñ mën a nangu parce que spécialiste moo wax docteur Raoult maanaam doon na prévenir waaw Didier Raoult doon na prévenir am opinion internationale pour ñu ciy bàyyi xel lii du virus bu mën a détruire lu toll noonu ñuy wax ba noppi lu ñëw lu ne dañ ko war a jox ñi ko moom muy ñan spécialiste en santé publique ñooy gérer épidémie ak pandémie ñoom ñoo koy gérer docteur Thior génnoon na fii def benn sortie ne nañ bàyyi virus bi mu circuler ci biir Sénégal yi biñ demee ñu defoon ay état d'urgence ay fermeture de frontières régionales biñ ko defee ou départemental biñ ko defee biñ bàyyee nit ñi di circuler gis nañ ne ñiy feebar dañuy gën di wàññeeku. ñu dem ba jub màggalu Touba ñu ne voilà màggal gi day indi quelques complications par rapport ak pandémie bi mais biñ ko defee gis nañ ne semaine boobu wala 1 mois après màggal gi affaire bi dafa gën a wàññeeku ñu dem gàmmu même chose mais pourquoi ñu ñëw ba heure bii dara xewut ñëpp a ngi dox seeni soxla ak yëpp ñu ne deuxième vague am na dama dégg kuñ naan professeur Djibi Diakhaté sociologue nga xam ne day étudier société beeg yooyu mu ne feebar bi mu ñëwee dañ ko ngéntewul nee na buñ ko ngénte woon bu boobaa nit ñëpp danañ ko mën a d'accord ànd ci mais boo ñëwee ne leen Covid 19 xam nga ñu ci bëri maa ngi dégg docteur bi naan kenn xamut la Covid nañu wax wala masculin la wala féminin mu ne loolu mooy wane ne ñun maîtriser wuñ ko waaw mooy wane ne maîtriser wuñ ko ba léegi ca pourtant ñi ngi faj ay centaines de personnes ak malades yoo xam ne ni chaque jour ñu ne ñu testé nañ négatif ñu génn ak yooyu mais man loolu laa jàpp ne il faut ñu fexe maanaam am réew doole da koo yorut nga ñëw ni nit ki force boo takkul masque da ngay joxe 3000 francs man d'accord ma ci loolu nit ki da ngay fexe ba muy xalaat bu positif nit boo ko forcé rek day génne wane boppam surtout Sénégal yi bëggut ku ko forcé ak yooyu moo tax dañoo war a def attention fexe ba citoyenneté ak civilité ñu def ko ci bopp Sénégal malgré na am na fii ñu ngi koy dund ak yëpp ñu fexe bañ gëm réew mi nga def ko seen bopp yi moo gën nga leen di forcé daal waaw. loolu noonu li nga wax ne citoyenneté bi ak civilité naka la ñuy def pour ñu mën a inculquer wu. waaw xam nga loolu pour nga inculquer ko parce que ñun ñi ñëpp ci famille nañ jógee ku ci nekk yar nañ la ba ku la gis sopp la bëgg laa dugg ak yooyu bu dee lu jëm ci dëkk bi par exemple nga ñëwoon Touba ñëpp respecté nañ ko xam bëgg nañ ko mais nan nañ ko bëggee boo tuddee Touba ñu dal sa kaw mais lan mooy fexe ba nit ki njiit ki ko jiite nit ki ku ci nekk am nga sa papa sa kilifa la am ngay kilifa mais dafa am kilifa bu gën a kawe boobu mooy kilifa bi yor wàllum réew mi di ko doxal ñooñ ñoo war a fexe ba wane le bon exemple buñ ko wanee chaque jour ñu leen gis ci terrain bi ku naan Thomas Sankara bi mu ñëwee Burkina Faso dafa ñëw fexe ba nit ñëpp booba fekk na président ba fa nekkoon bi mu def coup d'état moo xaw a yàq réew mi di dundee xaalis bi mais dafa fexe ba bu jeudi jotee wala kii mu wàcc ci terrain bi ànd ak population bi bale bu defal kii jotee benn saxaar benn raay mu ànd ak population bi def ko ni yéen a ko war a def fu ñu toll
boo amee yëre yu ñuy sol dong ba ca daara ja ak ministre bi ñoo yem même tissu bi ñu sol xam nga loolu day pousser nit ñi ñu bëgg seen réew daan ne man maag sama population ñoo yem nga dem fu mel ne pays scandinave yi ay ñoom Suède noonu nañu dundee États-Unis fi mu toll nii bañ nañ ko ba seen benn doomu réew boo ko laalee jaral na leen ñu déployer seen armée bépp indi dal sa kaw loolu mooy gëmloo nit ki li mu nekk mu yëg ne yow mi ci kanamam yow mi nga xam ne yaa ko jiite yaa ngi koy yar di ko aar fu mu mën di nekk yaa ngi koy bàyyi xel man def naa ne loolu nañ mën a def ay actes nañ mën a def yoo xam ne nii dana tax réew mi yëpp gëm réew mi. effectivement Serigne Mouhamed Mbacké Ndiaye nekk membre ci parti bi di Pastef coalition jot na rencontre président Sonko ak Barthélémy Dias Moussa Diop ban gis-gis nga ci am. waaw boobu xam nga politique dafa xaw a ñi ma ko Youssouf waxee léegi ne ma toujours dañuy additionner mais doo soustraire loolu dëgg la mais nag day am yenn rencontre yoo xam ni boo ko defee day xaw a fulu ci bopp bëtu nit ñeeg yooyu ca Sénégal amagut maturité bu toll ne wala Sénégalais xamagut politique noonu médias yi dañuy doog a ñëw connexion internet di doog kii ba nit ñëpp di jotandoo même information di xam li xew ci réew mi bu njëkk peut-être ne amoon na Senghor Mamadou Dia après Senghor jàppoon na Mamadou Dia après Mamadou Dia ñëw relier président Senghor yooyu tamit def naa ne il faut ñu xaw a yee Sénégal yi tuuti boo gisee fu mel ne Pastef am na ligne conducteur am ca yaakaar naa ne boobu ba léegi ñu ngi ci taxaw di ko dox ni ñuy doxee dox bu constant la boo xam ne nii réew mi yëpp ko rafetlu ku mel ne Barthélémy Dias taxawaayam bokkut biir Pastef mais taxawaayam da ngay mel ne da nga naan ñii ñoo yem même lu ñuy xeex ca réew mi donc moo ñu ñor moom ma nga ca Khalifa Sall Moussa Diop mii nag malgré ne moom am na tuuti difficulté ak Macky Sall moo ko tax a ñëw jege si ku mel ne Sonko wala kii mais moom tamit dafa génn def benn sortie nee na moom lim defut coalition wax guñ ci defut alliance nee na dafa ñëw rek juste benn réconciliation la woon mu ñëw def ko après day dem yoonam nekk ci limite ci yoonam waaw. c'est pas dans le cadre politique daal. waaw loolu. Sénégalais rek. waaw xam naa ne ku mel ne président Sonko d'ailleurs loolu la ko jëlee xam naa dafa ñëw jëlee ko comme ñaari sénégalais ñoo nekk ci opposition bi parce que dès lors ñu dàq Moussa Diop rek dafa ñëw nekk ci opposition bi comme que officialisé wu ko il faut mu jéem a jege ñi nga xam ne mën nañ koo apporter dala man noonu laa ko kiiyee waaw am na ñu xalaatee noonu am na ñu xalaat ne tamit wartu mën a nekk. parce que Moussa Diop bu dul woon lam génn ci Macky Sall warul woon a ñëw ci président Sonko du gisante ak président Sonko à chaque fois day tirer ci kawam bu dul woon am na ñu gis ne tamit loolu ñu problème boobu ñu am du problème personnel entre ñoom ñaar mais problème mu Sénégal la argent du contribuable moom nañ jël ne terrain boobu état bu Sénégal ñoo ko moom Moussa Diop jël ko jox ko kii APR ñoom la ko jox ñu def fa seen siège parce que Barthélémy Dias ne woon na bu doon man kase moom kenn du signé ba ñuy tabax permis de construire bi kenn du leen ko jox il fallait que ñu jàpp ko moom dogal ko prison doog a mën a signé loolu ñu doog a mën a tabax seen permanence bi mais loolu nag terrain boobu état bi moo ko moom ñu ngi ko waroon a jaay je crois 1 milliard et quelque mi ngi leen ko mujj jaayee ay 200 millions xam nga 300 millions mais loolu tamit am na ñu jàpp ne dañoo waroon a bàyyi ba procès bi jàll ginnaaw alalu Sénégal la bañ taxaw ci mu leer ñuy doog a ñëw mais tamit kee moom lu rafet la ko jëlee woon ak lu. sëñ Mbacké Ndiaye nu mu tudd seen coalition jot na gis naa seen rencontre boobu avec l'autre là Bruno Enerville ñu ne seen coalition bi y a beaucoup de personnes qui ont claqué la porte ñu bëri ñu ngi dem comme tel que l'autre là Boubacar Camara Dieng. waaw xam nga Boubacar Camara moom coalition fi mu toll nii day am benn objectif bi mi ngi dépendre ci élection bu élection yi jeexee normalement dafa war a tas mais nekkul luy continuer benn parti gagné tout réew mi
ci dem yow kase léegi bi ñu defee noonu ñu dajaloo ci benn coalition jot na ñu jël Bruno D'erneville def ko muy coordonnateur wala président coalition bi Boubacar Camara nekk ci biir docteur Ablaye Niane nekk ci biir président Sonko nekk ci biir ak beneen docteur moom tamit craqué na porte bi génn na mais président Sonko dafa gis ne Boubacar Camara Macky Sall dafa toll ci jamono joo xam ne nii day jënd ñu ngi mel ne am marchandise moo gis fa nga bëgg comme ñëw proposer la benn avantage nga dem rallier Boubacar Camara xam nañ ko jàpp na ci parti bi jàmbaar la di wax dëgg yàlla ba muy dem wax na ko président Sonko génn na dem ne gis naa Macky Sall mais da ci cadre liggéey nañu wax mais pour lu gën a wóor nag yow viser wuñ coalition bi mais Sonko nañu viser parce que xam nañ ne mooy seen problème mais il serait plus prudent ku mel ne Sonko génn moom tamit ndax lu ko may dana ko parce que moom tamit dañ ko wax ne am na ay gars yoo xam ne nii ñi ngi waxtaan ak Macky Sall ci suuf mais li gën a wóor daal mooy na génn dem taxawu na le docteur boobu ci même jour bi génn na keneen ak keneen génn temps yi tamit am na benn coalition. 45% des membres ont claqué la porte. waaw xam nga. est-ce que loolu tamit seen président tamit est-ce que moom tamit la façon bu muy defar politique tamit est-ce que neex na ñeneen ñi. waaw parce que seen président chaque fois da nga koy gis muy wax boobu na chaque fois communiquer trop de communication tue la communication. waaw xam nga loolu nañu wax xam nga trop de communication tue la communication loolu mi ngi nekk ci kaw li ngay wax amul njariñ wala li ngay wax Sénégal yi mënuñu koo déglu. ca li ngay wax dëgguwut. nga bëgg a wax ne seen président li muy wax Sénégal yi bëgg nañ ko dégg. bëgg nañ ko dégg mën nañ ko dégg parce que li muy wax li président Sonko di wax depuis indépendance ba léegi ñu ngi koy wax Mamadou Dia mi ngi fi woon di wax li muy wax Abdoulaye Blondin Diop mi ngi fi woon ñu rey ko bi mu nekkee ndaw mi ngi doon wax li Sonko di wax keneen ak keneen Cheikh Bamba Dièye mi ngi doon wax li Sonko di wax keneen ak keneen mi ngi ko doon wax mais façon bi mu koy waxee ak engagement bi mu ci àndal loolu nañ mës a gis ci politique loolu nañ soxla woon sénégalais nag yaakaar naa ne warut bëgg benn chose et son contraire waroo ko bëgg ca lu jëm ci réew meeg yooyu amul négocier xam nga moom da koo jaral poste lu toll ne inspecteur de trésor wala inspecteur des impôts nga ñàkk ko ak ni mu amee solo ak ni xaalis ba bëree ci ñi xam dëgg-dëgg lan mooy kii boobu trésor public wala impôt wax dëgg yàlla bu ko nit ki bàyyee tamit jàpp nañ ne kooku réew mee ko tax a jóg mais Sénégal yi dafa bëgg comme li kii wax Idriss Seck ne man damaa xaw a nuancé dañuy bëgg koo xam ne nii day nekk di négocier ci suuf ak yooyu mais nag xam naa ne dañ ko tàmm moo tax bëgguñu kuy wax dëgg ak yooyu ca coalition bu boo ko xoolee fi mu toll nii ba ci biir maanaam poids bi dëgg-dëgg kii la woon Ousmane Sonko temps yi ay Abdou Mbaye ak l'autre là ñoom dem nañ rallier ak Babacar Diop ak ñooñu rallier nañ dem ci coalition bi ak yooyu mais dafa am benn jeu politique en configuration bi fi am boo xam ne ni il faut nit ñi comprendre ko buñ ci bëggee génn parce que ay wujju lañ bu kii defee lii kii danaan lu tax kii jiitu ma faaw ma dem dugg fële bu ko defee ñu contrer koog yooyu moo tax faaw ñuy réfléchir bu baax a baax. Effectivement toujours dans le cadre de la politique ki nga xam si ne mooy président Sonko président Pastef waxoon na fi ne Moussa Diop sàcc la tey mu wal bi di ko di déggante ak moom. waaw xam nga man tamit loolu laay wax acte de grandeur dafa am ak de bravoure mooy tey mën ngaa gis dara même ci l'islam sax da nga gis ñoo xam ne nii dañoo taxawoon rey ay sahaba yu bëree ci biir diine ji dañoo dem ba ci àgg ñu gis ne kii kat li mu nekk dëgg la ñu dem ànd ak moom. mais bu kii amee nga ne man waa ji d'accord ma ak moom parce que waxoon naa ko démb du ma dem ànd ak moom foofu ak rëy dafay dugg ak naa fekk léegi ku mel ne Moussa Diop ñoom ñaar seen problème ba fi mu toll nii Sonko waxu ci dafa ñëw rek jubóole leen moom laa doon wax léegi politique du mbirum ennemi adversité la. waru ko nekk mais fii malheureusement fii Sénégal am ñoo xam ne. kay loolu nañ ko jàppee yow maag yow mën nañoo dajee ci terrain bi di waxante lu ne. loolu dafa jëm ci intérêt réew mi foofu amul négocier yow da ngaa yor sa xalaat di ko wax ma yor sama xalaat di ko wax di ko défendre foofu nag faaw mu am benn télescopage bu fa am te bu amee tamit buñ ca jógee pare nañ ci dañoo war a toog buñ dajee dañoo war a toog waxtaan suñu waxtaan loolu fi mu toll nii maturité boobu fii ak tolluñu fa réew mi yaakaar naa du sori.
du dem foo sori il faut ñuy accepter léegi nit ki wax nga ko dara mais bu ngeen dajee faaw ngeen mën a ànd. Fonctionnement Pastef fii ci Touba en tant que adjoint président adjoint chargé de communication ban jàngat nga ci am wala ban lan mooy seen taxawaay. waaw Touba nag moom dafee fi politique dafa nekk lu xaw a jafe par rapport ak kii statut spécial bi biñ yor ak ndigalul sëñ bi ca sëñ bi joxe woon digal ne bu kenn def benn activité politique ci Touba sax mu nekk lu ñu respecté ñun Pastef bu baax a baax xamul beneen parti mais respecté nañ ko ak suñ coordonnateur muy sëñ Cheikh Thioro Mbacké waaye nag ci biir loolu ñun dañoo teel a comprendre ne politique mobilisation peut-être am na ci njariñ nga dem dajale nit ñi ñu ñëw taxaw di tàccu di kii ak yooyu ëllëg keneen jaar fii dajale leen ñu dem tàccu mais ñun dañoo teel a comprendre ne sensibilisation moo yor nit ñi sensibilisation mooy politique comme ma gis la yow sii nii ne le président Ousmane Sonko loo xam ci moom nga ne xam naa nangam ak nangam ñu discuter ba wax nga ma convaincre la wala nga convaincre ma nga gëm Ousmane Sonko ba ëllëgee nga dem wax ko keneen ñun loolu nañ teelal comprendre marketing politique dafa am nooy jaayee sa produit ni ngi mel ne léegi am ku dugg ci marché bi mais bu duggee ci marché bi nan lay jaayee produit am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek def publicité am ñoo xam ne nii dañuy ñëw feex ba jaay la produit wax la li ci nekk nga dem wax ko sa mbokk indi koog yooyu ñun ci lancé boobu nañ nekk ba tax na sëriñ si tamit d'accord nañ ak ñun ñu rafetlu ko bu baax a baax ne ñii ñu am yar la ca doon nañ ñu yàq bu njëkk naan Sonko dafa contre nitu diine yi ca répondre na ko ci livre bi mu bind nee na ku xam sud bi muy Casamance xam ne tarixa yàggu fa wala amu fa doole ñoom dañ daan dund diine ji di ko dund comme nii di jullee ko woor ak yooyu mais gëmub sëriñ moom ba mu fa àggee ndax diine ji mi ngi jógee ci nord bi jëm ci sud bi tol foofu dafa am foo xam ne ni day dem comme ni l'islam def ci Europe rek day am foo xam ne ni bu fa tollee déclin lay am maanaam bu amee déclin wala mu yem foofu pour mu jàll problème lay doon nee na tamit bu fekkee ne changer ngëm-ngëm moo may tax nekk président kon du ma nekk président ndax diine yi ndax man li ma gëm naa ko xam nga kooku kon waaye du bañal kenn lim nekk bu demee ci muriñe ni ñu warmaalee seen sëriñ da koy warmaal bu demee ci tijaan ni ñu warmaalee seen sëriñ da koy warmaal te loolu def naa ne état bi moo ko tegoon ba mu gisee poids bi mu yor mu bëgg ko dénigrer au niveau ci Touba ba sëriñ si duñ ko gëm ba waa dëkk bi duñ ko gëm te nit ñi ñoo ko adopté fi mu toll nii la preuve mooy ci élection présidentielle yi ñu ñoo jël 3e te pourtant ma dikki ñaa gi fii Pire gi fii ñëpp gi fii ñu jël 3e bi Idriss Seck jàllee parti au pouvoir jàll ñun ñoo ci topp ca beneen échéance yi ñëw gëm nañ ne ñun ñooy nekk ca kanam parce que liggéey nañ ko gis nañ ko. macha allah en parlant de marketing politique dañuy wax aussi sunu produit bi di café Touba Modibo Mame Diarra Bousso ñu nekk fii ci Sénégal wala fii ci Touba wala ci àdduna bi yëpp nekk café Touba boo xam si ne maanaam moom bu fekkee ne gëmmanti sonal na la wala dem nga ba sonn rek jëfandikoo café gi da nga gisaat sa bopp bu baax a baax xam naa foofu la ñuy wàccee sunu kàddu rek jox Serigne Mouhamed Mbacké Ndiaye mu joxe ay tàggutoom par rapport ak ñi nga xam si ne ñooy bàyyi xel sunu émission bi de la voix. waaw sëñ Sini ñoo ngi leen di gërëmaat yaak sëñ Youssou Sadio émission bi yaakaar naa ne nekk na émission bu am solo parce que bu ñu waxee la voix du peuple rek wax dëgg yàlla ñëpp war nañ ci jàpp di ko seetaan di ko bàyyi xel parce que fekk naa fi lu mel noonu tamit question yi ñu ma posé gis naa ne question yu am solo la yoo xam ne nii réew mi dañ ciy jariñu di leen ñaanal ngeen seen émission bi nekk émission bi gën a mag ci Sénégal di ñu koy bàyyi xel di ko bàyyi xel bu baax a baax ñoo ngi nuyuwaat tamit waa Pastef ci njiitu suñu Cheikh Thioro ak Babacar Sarr ak bureau bi yëpp ak militant yi yëpp wax dëgg yàlla kontaan nañ lool nag waaw. jërëjëf kontaan bi séddoo nañ ko ñun tam ñoo la gën a kontaan di la jaajëfal tamit ci teewaay bi nga xam si ne teew nga ko fii Youssouf Sadio l'enfant chéri de la Casamance. sama dernier mooy lan d'abord di remercier suñu invité bi
sëñ Mouhamed Mbacké Ndiaye di ko remercier bu baax déplacement bu ñu def ñëw fii assister ak idée bi ñu doon été ni concernant le parti bi di ko remercier bu baax yow tamit di la remercier di la wax ni foo jaaroon léegi ni yére bi. voilà merci yére bi nekk sama benn frère bu ñuy wax Serigne Modou Touré nekk di yëngu fële ca Moutani moo ko defat ba mu baax nii mu yónnee ko képp koo xam seen tamit bëgg nga mu dóor la comme mel nii rek man nga jokkoo ak man wala nga jekkoo ak sunu service commercial bi soxna Mati dana la mettre en rapport ak moom itam macha allah ñëw rek lay def di nga koy remercier de passage merci beaucoup yow laa ko tuddee. merci beaucoup Youssouf Sadio di remercier tamit sunu grand frère boobu nekk nit ku baax nit koo xam si ne moom dara ñu rek lu dul ay frère am ak waa famille rek di jaajëfal mbokk yi nga xam si ne ñoo doon topp suñu émission bi di la voix du peuple di remercier encore une fois ki nga xam si ne moo nekkoon suñu invité sëñ Mouhamed Mbacké Ndiaye nekk membre ci parti bii di parti Pastef waaye tamit di remercier sunu naataango sunu collègue Youssouf Sadio nekk le grand journaliste de Rava TV di remercier ñi nga xam si ne ñoo jàpp ci émission ba mu yomb ci côté technique bi DG Rava TV ak ñëpp ñi nga xam si ne ñooy jàpp ci wàllu technique bi rek di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy topp suñu émission bi de la voix du peuple di leen jox dig dajee ci beneen semaine ak bi yeneen thème jërë ngeen jëf